actualité judiciaire Pape ñëpp doon toog ci suba ba léegi di la xaar ñu ngi lay déglu. tey moom dossier bi keroog laa ko jox tey moom mooy présenté moom laa bàyyi la ngeen. nee naa la boo ko joxee dénkoon naa ko mu bañ. damay bañ ñu xëy damay bañ bu ñu wàccee ñu jël si ñu. nii ba ci kanam. waaw mooy nga xëyee xem. xaaral ma mardi présenté bii di ñëw doo rëcc incha allah. d'accord incha allah. commentaire yi li ñu wax. li ñu wax dëgg la nii la dëgg de. alors Pape moo bàyyi la nga développé. waaw tey jii nag prison bu Kaolack lañ waroon waxtaane ndaxte vraiment am na ci yenn prison yoo xamante ne dafa am lu fa xew yoo xamante ne dafa jar a wax. muy prison bu Kaolack muy camp pénal bu Liberté 6 ak tamit yeneen prison yoo xamante ne daal ñu ngi fii Sénégal. loolu moo normalement prison bu Kaolack boobu moo waroon nekk suñu waxtaan tey mais actualité daf ñu dab te puisque nous sommes à la remorque de l' actualité moo ñuy commandé moo tax dossiers yi nga xamante ne dañoo ñëw ci kanamu yoon mënul ñàkk ñu wax ci. lu mel ni mbirum Khalifa Sall lu mel ni mbirum Karim Wade lu mel ni mbirum dossier Ngaaka Blindé ak tamit yeneen yi nga xamante ne xew na fi loolu waral kon li ñu waroon waxtaane ci wàllum prison yi dañ koy daal di bàyyi ba mardi bi di ñëw bu soobee suñu borom ñu teewaat fi waxtaane ko dossier bi nga xamante ne moom la ñuy njëkk a waxtaane mooy le meurtre de Baye Fall bi nga xamante ne dañ ko faatoon fii ci buntu Walfadjri yéen a ngi koy fàttaliku 19 août 2015 la woon ba 19 août 2018 yaakaar na 19 août sax passé na waaye 19 août 2018 bi ci la am ñetti at muy 3 ans yoo xamante ne l'enquête bi mi ngi doon continuer fële ci tribunal ginnaaw ki nga xamante ne moom mooy Ngagne Thiam bi ñu tuumaal ni moom mooy def loolu yoon da koo tegoon loxo mu commissariat bu jëpp sax ñoo ko arrêté woon placé ko en garde à vue bi garde à vue bi jeexee ñu defeere ko au parquet bañ demee procureur jébbal dossier bi juge d'instruction daal di koy placé sous mandat de dépôt dossier bi toog di xaar li bees ci dossier bi nag mooy kookee nga xam ne moom la ñu jiiñoon ni moo faatoon Baye Fall ba ñu tëj ko mujjee naa faatu muy Ngagne Thiam bi nga xam ne dëkk fële ci dëkk bi ñuy wax Sangab Thiamène daal dinay génn àdduna ñaari fan avant tabaski ginnaaw bi ñu ko tegee loxo mu nekkoon en détention provisoire maanaam dañ ko téyewoon rek te attee guñ ko woon fële ci maison d'arrêt bu Rëbës moom nag loolu mooy li nga xamante ni moom moo ci bees yaakaar naa ne image yi ngeen gis mooy reportage yi nga xamante ni defoon nañ ko fii bi mbir moom mooy amee muy Baye Fall bi nga xam ne moo doon jaay café fii ci buntu Walfadjri te ñu faatoon ko fii atum 2015 ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax di ñaan suñu borom rek yokk leeram suñu borom sàmm bu baax a baax njaboot gi nga xamante ne bàyyi na ko fi gis ngeen élément yi kii nga gis ñu moom mooy Ngagne Thiam moom moo faatu ci ginnaaw bañ ko yoon tegee loxo mu mel ni kon loolu mooy li nga xamante ni moom moo bees ci li nga xam moom mooy diggante bi faatu bi nag daanaka man moom perte ma ndaxte gis ngeen ni mu toll ak ni mu mel bañ ko jàppee kaso defagul sax atu si kaso bi waaye dafa commencé woon jeex tàkk ba gisoo boo ko gisee dootoo ko xàmmee mu commencé woon di feebar bu bëri ba ñu génne woon ko Rebeuss yóbbu ko pavillon spécial maanaam biir hôpital Dantec ngir faj ko nangootul woon lekk ak yu bëree bëri kenn xamul daal lan moo ko mujjee woon daal alors li tax enquête bi jeexul woon est-ce que xamuñu woon exact parce que da nga taxawagul woon mandat de dépôt lañ ko tegoon te enquête bi da nga ni mi ngi doon continuer kon donc xamuñu woon vrai coupable bi nga xam ne moom moo defoon lu ni mel moom lañ doon jiiñ ne moo ko def mais xam nga présomption d'innocence moom mooy ñooy dëggal ni tant que nit ki atte wuñ ko ba ne li ñu ko toppee moo coupable quoi que ce soit maintenant puisque jugé guñ ko woon dañuy jàpp rek ne moom dañ koy ab tuuma la rek mais nekkul woon loo xamante ni dem nañ ba yoon dëggal ko yoon moo ko waroon dëggal mais enquête bi jeexagul faatu gi mu faatu nag dina am conséquence parce que nit bu fekkente ne dafa am lu ñu lay jiiñ nga nekk ci loxo yoon bu fekkente ne da nga faatu dafa am conséquence bi mooy maanaam dañuy arrêté poursuite bi day am lu ñu tuddee extinction de l'action publique pour cause de décès maanaam lépp loo xamante ne ab tuuma la topp yi ñu doon topp yëpp dafay daal di féete boor ñu daal di koy arrêté ndaxte moom kese benn nit la woon boo xamante ne dañ ko doon topp ci dossier bi donc dossier boobu noonu yaakaar naa ne moom tàbbi na géej enquête bi foofu lay jaar ñu tëj ko fa di ñaan rek suñu borom sàmm bu baax a baax njaboot bi nga xamante ne moom la ko fa bàyyi te même bu fekkonte ne moom dundoon na sax atte ko tëj ko su kaso naru woon nekk lu yomb ndaxte dafa am ay këyitu docteur buy wane ni moom àndul woon ak sagoom ndaxte këyit yooyu noonu existé woon na avant muy dem prison parce que moom wérul ki rayoon Baye Fall wérul dafa nekkoon dalal xel bu caaro yi mu daw rëccee fa dugg ci biir dëkk bi looloo waraloon ci circonstances yooyu nag ci la defee jëye ji nga xamante ni moom lañ ko doon jëy donc këyitu docteur yooyu nag këyit yuy wane noonu moom àndul ak sagoom même bu dundoon ba ñu dem ba war ko atte bu taxawee ci kanamu attekat bi ñu indi kayit yooyu dañ koy daal di duñ ko yóbbu kaso mais dañ koy yóbbu dalal xel parce que boobaa dañ koy loolu la ñu tuddee irresponsabilité pénale dañ koy appliquer article 50 bi nga xam ni ci jotaay yële rek ñu ngi ko fi doon wax bi nga xamante ne day wax ni nit boo defee lu yoon tere te jamono yaa ngi koy def àndawal sa saxee wala ñu forcé la ci yoon du la ci toppee dara donc loolu daal mooy li nga xamante
nemmeeku ci mbir bi muy faatu ki nga xamante ni moom mooy Ngagne Thiam bi ñu doon jiiñ ne moo rey Bal Fall alors loolu bi mu amee loolu nag mooy information bi nga xamante ni jot nañ ko bi loolu amee nag jëm nañu entrer en contact ak administration pénitentiaire pour ñu expliquer dans quelles circonstances loolu amee ndax mort naturelle la wala dafa feebaroon wala li nu mel mais comme ni ngeen ko xamee rek administration pénitentiaire moom wax loo leen nekkul loo xamante ne lu yomb la communication mooy seen talon d'Achille donc ñu xamee ko noonu rek ba keroog ñuy amaat yeneen information yu yaa gën a yaatu par rapport ak dossier boobu ñaareelu dossier bi nga xamante ne dañ koy waxtaane mooy mbiru Baba Ndiaye ñu gën ko xam ci Ngaaka Blindé tey ci mardi bi ci lay taxaw fële ci tribunal bu Ndakaaru ngir ñu àtte ko ginnaaw bañ ko tegee loxo décembre 2017 donc def na juróom-ñeenti weer 9 mois ci kaso bi en détention provisoire mu nekkoon fële ca maison d'arrêt bu Rebeuss doon xaar ñu àtte ko tey jii nag kon ci lay taxaw ci tuuma yi nga xamante ni moom la ñu teg ci kawam muy coowal faux billet boobu nga xamante ni yéen a ko ci doon dégg li ñu mën a nemmeeku ci dossier bi nag li ci jiitu mooy bu weesoo taxaw gi mu war a taxaw mboolem ñi nga xamante ni yoon tegoon nañ leen ci loxo ñaari nit képp ñoo war a taxaw tey ci kanamu àttekat bi ñeneen ñëpp libéré nañ leen setal nañ leen yéen a ngi ci doon dégg ku jigéen yéen a ngi ci doon dégg yeneen ak yeneen mais ñoom ñëpp juge d'instruction bi ñu déggoon enquête bi setal na leen libéré leen ñoom ñëpp ba mu des ñaari nit muy Ngaaka Blindé bi war a taxaw tey ak Khadim Thiam ñoom ñaar ñoo war a taxaw ci kanamu àttekat bi tey donc loolu nekk na loo xamante ni moom moo am na ci mbir bi leneen li ñu nemmeeku ci dossier bi tam mooy amul partie civile maanaam amul plaignant amul kenn koo xamante ni ñëw na pour porter plainte teliko nag ci jamono yi nga xamante ni ñi ngi jàpp Ngaaka Blindé commissariat bu Parcelles Assainies am na ay information yu ngeen doon dégg comme quoi que benn femme boo xam ne dafa yoroon waree ñëwoon na di ñaxtu ni moom tam ci ñuñ triandé la bokk parce que nee na Ngaaka Blindé ñëwoon na fa def envoi waree nekkate envoi bi faux billet la ko jox lu toll ci 95 000 francs yaakaar naa ne yéen a ngi fàttali ko information yooyu mais ndekete loolu yëpp ay dóor la woon loolu amul nekkul ci dossier bi li koy firnde nag bi ci jiitu mooy soxna soosu ba ñu jàppee Ngaaka Blindé commissariat Parcelles Assainies ba garde à vue bi ni muy jeexee bañ koy déféré elle ne s'est jamais présentée pour porter plainte bi ñu doon wax existé wul ne daam boobu dafa plainte donc loolu existé wul parce que ba garde à vue bi di jeex ñëwul commissariat Parcelles Assainies pour porter plainte wala constitué wu partie civile wala sax mu ñëw soutenir li nga xamante ne moom mooy plainte bi te yaakaar naa ne 95 000 bëri na bëri waay boo xam ne ku ñu ko triandé doo bàyyi mu jàll boo déggee ni nit koo kee la defoon loolu jàpp na ko police di nga ñëw ñëwul foofu ba dossier bi yegg see tribunal ba ñuy def l'enquête yi foofu instruction bi juge d'instruction bi également ñëwul constitué wu partie civile alors que amoon na possibilité bi donc moo tax ñu mën a jàpp ne amul partie civile amul plaignant amul dara donc moom kese mooy taxaw donc ce qui veut dire que le fait que amul plaignant nag li muy jur mooy kenn du ñëw di ko laaj ndàmpaay loolu mooy li nga xam ne moom mooy conséquence bi donc loolu tam leneen loolu loo xamante ne mën nañ ko jàpp ci affaire Ngaaka Blindé bi nga xamante ne tey lañ ko war a jugé fële ci tribunal bu Ndakaaru moom Khadim Thiam beneen mbir nag bi nga xamante ne moom moo ci am mooy moom lan lañ koy toppee parce que gis nañu ne te loolu sax lu bees la ci dossier bi maanaam tuuma yi ñu tegoon ci kaw Ngaaka Blindé parce que au début dañ ko considéré woon comme auteur principal koo xamante ne da doon defar ay faux billets ak yu mel noonu mais bañ demee ba ci biir attakat bi gis na ni kat du moom moo doon defar faux billets yi d'ailleurs ba ñu ko jàppee sax machine bi nga xam ne moom la ñuy defaree faux billets du këram lañ ko fekk mais kër keneen lañ ko fekk de la même manière également enquête bi wane na ne nekkul moom moo nekkoon di defar billets yi moom Ngaaka Blindé loolu tax toppuñ ko pour auteur principal mais dañ koy topp comme complice donc dañ ko jàppee rek comme complice su ki nga xamante ni moom mooy Khadim Thiam donc Khadim Thiam mooy auteur principal moom Ngaaka Blindé complice rek la ci donc tuuma yi nga xamante ne mën na tegu ci kawam nag ñoom ñaar bokk seeni tuuma bokkul parce que bu fekkente ne da ngay defar faux billets loolu crime la Sénégal daal ni mën nañu laa dem ba ñu tëj la kaso giirub dund loolu moom article 119 et suivant code pénal moo ko wax mais bu fekkente ne kaaw Ngaaka Blindé la gën gaa bëri li ñu ko mën a tëj mooy juróomi at te juróomi at juge bi mën na ko wàcc mën na ko tëj lu yées loolu bu fekkente ne appliqué nañ ko li ñu wax le bénéfice des circonstances atténuantes maanaam mbir yi nga xamante ne mën naa waral daan gi ñuy teg sa kaw du diis bi ci jiitu mooy bu fekkente ne yaa ngi soog a am problème ak yoon ñëw pour la première fois yoon day dawal yërmande ci say mbir donc ñu am kon yaakaar ne Ngaaka Blindé daan bi nga xamante ni yoon moo ne ne booy yëngu ci wàllum phobie dañ la koy teg daan boobu mën nañ ko wàññil ba mu wàññee ko bu baax a baax ndaxte mi ngi soog a am problème bu mel ni di ñëw ci kanamu yoon ñaareel bi tamit mooy li nga xamante ni moom mooy tuuma yi ñu koy toppee wàññi nañ ko ba léegi complice kese la nekkatul auteur principal donc loolu tamit lu ñu mën a nemmeeku la ci li nga xamante ni moom moo koy wax donc yaakaar naa ni loolu yëpp tam ay disposition la yoo xam ku dem article 119 et suivant ak yi ci topp di nga ko fa fekk ku dem ci article 122 code pénal tam di nga ko fa fekk. alors Pape man li ma jaaxal ci problème Ngaaka Blindé moom mooy toog na ñaata temps attewuñu ko mais bi nga gisee ñu commencé annoncé comme quoi que Ngaaka dafa feebar la ñu commencé jàpp date
kenn ñi dañu koy àtte te souvent boo toppee affaire yi da ngay gis nii dafa ba ñi toppee faux billets ak ñi nga xam ne dañu xaw a célèbre ñu jàpp leen foofu la seen foofu la seen àtte jógee parce que dañuy jékki saay rek wax annoncé que ni kii bi dafa feebar après un mois après ñu àtte la lan mooy indi loolu. waaw Ngaaka Blindé 9 mois la def ñu soog ko àtte. d'accord donc ce qui veut dire que instruction bi wala boog instruction pour ñu ngeen gën ko mën ab l'enquête la rek parce que enquête bi tribunal di def moom moo tudd instruction 9 mois la durée ci 9 mois yooyu bi mu jeexee ci lañ ko yóbbu pour que àtte ko au même moment am na ñeneen ñoo xam ne wàllum faux billets lañ leen di toppee te àtte guñ leen ba léegi ñu ngi rëbës toog di xaar loolu lu ñu nemmeeku la kenn mënu koo weddi moo taxoon ci jotaay yële passé neewoon nañ leen ne le fait que ñu programmé nga jugé Ngaaka Blindé lu baax la parce que ñu justement foofu laay ñëw foofu laay waxee nag le fait que ñu programmé ko moom lu baax la parce que téye nit ci kaso bi enquête bu jeex ñu téye waat la ci kaso bi lu yàgg te kenn jugé wala loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu wuñ ko parce que loolu mooy longue détention loolu kenn rafetlu ko mais ñi ko jiitu te ñu leen di toppee même chose ñooñu tamit war nañu jublu ci seen i mbir am na ci cas yu bëri yoo xamante ne bu ñu ko doon lim fii duñ fi jóge ñoo xamante ne pour le même fait lañ leen toppee pression médiatique bi am ci mbir dossier Ngaaka Blindé ñoom amul ci son dossier kii ku siiw la kii siiwul kii xam nañ ko kii xamuñ ko kii am na ko waxal am na ko kaasal plaidel kii am na ko loolu moo waral mbir mi mais ñu jàpp ni am na ñeneen ñu des ci kaso bi ñoo xamante ni mbirum faux billets lañ leen di toppee te ba léegi atteeguñ leen loolu moom yaakaar naa ne c'est une constante boo xamante ni c'est grave mënu koo wér c'est grave alors ci ay mbiram benn affaire moo ma ci jaaxal mooy que ni soxna soosu nga xam ne ni moom tam da doon ko jéem a gën a taqal sax laa koy waxee xoolal nit naka nga mënee loolu bu fekkente ne tey ji moom jël nañ ko lu ëpp 90 000 wala lu ko yées dalay leer ne bu fekkonte ne xaalis boobu ma ngi ca ak la mu yaakaar ne loolu la ko Ngaaka naxee ma ngi ca kon dina ko toppaat bu amoon preuve dina ko toppaat donc man damaa yaakaar ne nit soxorul soxor goo xam ne nga jël gis ñu jàpp doomu jàmbur ci benn fee nga ñëw gën ko bëgg a suukal gën ko bëgg a dugalal non nit mënta bonee noonu laa yaakaar en tout cas bu yegg si woon tribunal moom dina xam ne lépp dëgg la parce que xam nga police la justice fonctionne sur la base de preuve police du da nga fay dem ne dañ ma triandé justement donc di nga génne ay preuve yu leer naa ñuy wane ni yow mii dañ laa triandé te bu fekkente ni tamit loolu nekkul woon dëgg am na yeneen daan yoo xamante ni nekk nag sa kaw donc li ci wax nii lu am solo la loolu li muy poussé li muy leçon bi mu nga xam moom la ñuy jàngal mooy nañu bàyyi bu nit nekkee ci loxoy yoon ñuy déglu wax yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bitti mais dossier Imam Ndao doy na ci exemple mais amul lu ñu déggul ci dossier bi bañ ko loxoon tege yoon lan ngeen doon dégg ci bitti wuy nangami alors que 27300 lañ fekk këram ak téléphone yi wax fekk nañ fa téléphone fekk nañ ni yii moom kañ dossier bi man sax dama ko doon plaider sax début bi waaye ba ma demee ba ci biir gis naa mbir mi kërëb rumeur yi daw ci mbedd mi ak yi nga xamante ne moom mooy xew tribunal comme yàlla ak yàlla donc nit ñi nañuy def attention bu nit nekkee ci loxo yoon wala dossier nekk tribunal lañ cay wax ak coow liñ ciy dégg ci mbedd mi nañ def attention bu baax a baax a baax a baax parce que par exemple da ngay dégg ci mbedd mi ay mbir yoo xam ne daanaka amul mais dossier BFL bi ma fi doon waxtaanee rek seede na ko daaw yaa de cela boo delloo at ci ginnaaw ñu bëri damay tasa ñu may laaj dégg naa ki Rawen Baye Fall dafa gaañ dégg naa ki Rawen Baye Fall dafa gaañ alors que boobu gaañoogul woon mi ngi woon ci prison bi di dund donc par exemple rumeur yi daw ci biti day uuteeg ak li nga xamante ni moom moo am dëggantaan dossier Imam Ndao wane na ko mbirum Thione Seck tam wane na ko bu baax a baax lan dégg ngeen Thione Seck coow li fi amam ay 40 milliards faux billets ay yu kenn xamul ñu wax ko ba ñu tijjee sele yi lan lañ gisuñ fa faux billets gis nga ay mouchoir yu werte lañ fa fekk donc loolu xam naa dinañ ci ñëw sax dossier bi ci jotaay yi di ñëw parce que dossier enquête bi jeex na fi ñu toll ni procureur moo tardel mbir ci dossier Thione Seck mais loolu entre parenthèse la dinañ ciy ñëwaat ci yeneen jotaay parce que bu ma ci xuusee moom dinaa bàyyi dossier Ngaaka Blindé parce que li tax ma ne procureur moo tardel dossier bi mooy bu ñu tijjee sele yi fekkuñ fa faux billets donc normalement que li ñu war a def mooy jox ko non-lieu maanaam setal ko ne ko yow fi définitivement yoon setal na la ba nga set wecc une bonne fois pour tout toppatuñ la ci dara mais juge d'instruction juge bi yor dossier bi mënagul def loolu parce que procureur moo war a joxe kàddoom bu mujj maintenant le fait que ñu koy xaar boobu ba léegi nag moo tax man ma ne dossier Thione Seck li tax féeteegul boobu mooy procureur moo tardel mbir yi définitif te ba léegi defagu ko donc yaakaar naa ne loolu mooy leeral yi nga xam ne bëggoon nañ ko indi ci dossier Ngaaka Blindé bu dee amul yeneen laaj yoo xamante ne dañ koy laaj alors benn dossier bi may jàll mooy dossier Khalifa Sall ak coow lu bëri li nga xamante ni moom ngeen ci dégg temps yi yëpp balaa dara di xew nag dama leen di wax dogal bi cour d'appel joxe ba pare ndaxte coow li daf ci bëri maa ngi dégg lu ne ci bitti cour d'appel dogal bii may bëgg a wax loolu la cour d'appel joxe ñi nga xamante ne ñoom lañ ci doon topp yëpp juróom-ñetti nit lañ muy Khalifa Sall Mbaye Touré Yaya Bodian Fatou Traoré Ibrahima Yatma Diaw Amadou Matar Diop Ibrahima Touré ak Mamadou Oumar Bokoum donc juróom-ñetti nit yooyu lañ ci doon topp cour d'appel
daf leen attewaatoon ginnaaw ba leen tribunal correctionnel ba attee ba pare donc ci jeudi bii ñu weesu cour d'appel bu ñu bëggee comprendre dogal bi nga xam ne cour d'appel joxe na ko dañ leen di xaaj en 4 groupes groupe bu njëkk bi mooy Khalifa Sall Mbaye Touré ak Yaya Bodian ñooñu juróomi at la leen cour d'appel tëj donc dafa confirmer la ñu leen atte woon bu njëkk boobu mooy groupe bu njëkk bi 5 ans loolu leer na ak kenn ku ci nekk nag tuuma yi ñu teg sa kaw parce que Khalifa Sall au début première atte bi délit bi ñu ko tëjee woon mooy escroquerie portant sur des deniers publics mais juge bi tegalaat na ko yeneen ñaari délit muy ñetti délit yoo xam ne moom lañu ko tëjee muy faux et usage de faux en écriture de commerce ak faux et usage de faux en document administratif dans un document administratif donc loolu mooy ñetti tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci Khalifa Sall boobu mooy groupe bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne juróomi at la ñuy tëdd deuxième groupe bi mooy ñi nga xamante ne lañ cour d'appel confirmé amul lu ci soppeeku mooy Ibrahima Yatma Diaw muy Amadou Matar Diop ñoom 2 ans dont 1 an ferme la leen tribunal bu moom lañ ñëwaat confirmé leen donc ñooñu xam nga 1 an yi tëddoon nañ ko ba pare ñooñu ñi ngi en liberté ñooñu seen i mbir féete na boor troisième groupe bi mooy percepteurs yi muy Ibrahima Touré ak Mamadou Oumar Bokoum ñoom tamit lañ leen atte woon bu njëkk le juge bi daana ko confirmé muy li nga xamante moom mooy relax bi dañ leen bàyyi seetal leen quatrième groupe bi nag boobu benn nit di kese fa nekk muy soxna soosi Fatou Traoré ba ñu ko njëkkee atte dañ ko tëjoon 2 ans dont 6 mois ferme léegi peine boobu noonu dañ ko confirmer mais tegal ko ci beneen daan bu 5 ans yeneen i juróomi atu kaso yu ñu teg ci kawam. waaw ñaar yëpp peine yu ferme la. léegi nag kon Fatou Traoré moom am na ñaari peine yu mu war a tëdd muy 2 ans dont 6 mois bi ko tribunal njëkkoon tëj. boobu tëdd na ko ba pare ak yeneen 5 ans yi nga xam ne moom lañ ko tëjaat bees. bu mu war a tëddaat léegi nag yoonu Sénégal ni muy doxee mooy bu dee dafa am atte yu bëri ay peine yu bëri yu tegu sa kaw du ñu def comme États-Unis nga xam ne dañ koy plus 5 ans plus lii ak plus lii plus lii. Sénégal fii dañu xool bi ci gën a mag nga tëdd ko kon léegi entre 2 ans ak 5 ans bu ci gën a mag 5 ans bi la war a dem tëddi léegi nag li nit ñi di laajte mooy lan moo tax ñu tëj ko peine ferme ba léegi delluwul prison parce que dafa comparé la xam nga mi ngi en liberté mais delluwul prison mi ngi en liberté li ko waral du lenn lu dul juge bi ba muy joxe décision bi booleewu ci mandat de dépôt à l'audience bu fekkente ne dañu lay juger nga nekk liberté provisoire pour que nga mën a dellu prison une peine ferme rek doy il faut que juge bu dee ñëw nga dafa war a décerner mandat de dépôt à l'audience ñu arrêté la séance tenante confier la administration pénitentiaire ñu yóbbu la prison mais loolee amu ci amul mandat de dépôt amul mandat d'arrêt comme ni ñu ko nee woon ci dossier ñeneen ak ñeneen yéen a ngi fàttaliku dossier Taïb Socé ba mu ñëwee séance tenante juge bi dafa décerner woon nu mu tuddati mandat de dépôt à l'audience ci lañ ko séance tenante ci lañ ko arrêté yóbbu ko contrôle judiciaire gis ngeen dossier lu na ko laay tam dafa amoon mandat d'arrêt ak yu mel noonu yooyu mais lii moo waral soxna si delluwaatul kii prison te sax mënagul sax dellu prison foofu même bu fekkente ne loolu am na parce que def nañu pourvoi am na beneen kii recours boo xamante ne def nañu ko te le pourvoi est suspensif donc ça veut dire que fi ñu toll nii moom décision atte bi cour d'appel joxe fi ñu toll nii kase nañ ko boobu moom nul na léegi nag cour suprême la ñëpp di jublu di xaar pourvoi boobu nga xamante ne am na fa lan lay joxe te maa ngi gis nga yëkkati kàddu mais maa ngi ñëw su ma jeexalee naa la jox kàddu gi ba léegi maa ngi ci atte bi nga xam ne tribunal bu Ndakaaru joxe woon na ko beneen dogal boo xam ne tribunal bu joxe na ko mooy confiscation du 5e des biens des condamnés mboolem ñi nga xam ne condamné nañ leen seen alal ak seen moomeel suñ ko xaajee juróomi xaaj benn xaaj bi yoon da koy jël teg ci loxo muy benn ñaareelu mbir bi tamit mooy constitution partie civile bu état du Sénégal juge bi nangu na ko maanaam nguurub Sénégal dañ koy jox ndàmpaay bu toll ci 1 milliard 800 millions mairie de Dakar bi doon laaj ndàmpaay juge bi nee na ko débuté na ko nee na ko mënoo laaj ndàmpaay donc loolu yëpp ci atte bi cour d'appel bu Ndakaaru joxe ci la bokk leneen li nga xamante ne peut-être foofu lay daanelee muy lu mujj li cour d'appel bu Ndakaaru joxe mooy dañoo annulé PV yi PV bi police defoon parce que ñoom police mooy daal di lay yóbbu doo di PV yëpp annulé nañ ko li tax juge bi annulé PV yi mooy dafa ni dafa am ab jalgati bi ci nekk mooy respecté wuñu règlement numéro 5 bu EMOA bi consacré présence de l'avocat dès l'interpellation donc looloo tax ñu annulé PV audition bi nga xam ni police defoon na ko à travers la brigade des affaires générales ak yeneen démembrement yi nga xam ne ñoom ñoo ci bokkoon yëpp conséquence boobu nag am na jàngat yu bëree bëri yu ñu ci mën a tiré bi si jiitu mooy parce que cour d'appel fi mu sukkandiku ba annulé PV yi mooy décision bi cour de justice CEDEAO joxe woon donc ce qui veut dire que jàngat bu njëkk bi mooy le juge de première instance a fermé les yeux devant ces violations maanaam daf ci gëmm jalgati yooyu dafa am juge njëkk bi tribunal correctionnel gëmm ci ba tax CEDEAO ñëw génnee ko juge bi tam ñëw annulé waale PV yi jox dëgg li nga xamante ni moom mooy CEDEAO ak yeneen mbir yoo xamante ne peut-être mënoon nañ ko ci dolli sax mais peut-être temps bi moo fa dul yegg te tam day nekk ay arguments techniques yoo xamante ne seuls les initiés ak ñoo ko mën a comprendre moo tax foofu lañ ko yemal parce que gis naa ñuy laaj kàddu gi ñu bàyyi leen. Pape est-ce que balaa teewul di ñëw lan da nga ne sànq affaire yi jeexagul am na lu ci des. lan moo tax ñu révoqué Khalifa Sall ci. waaw débat boobu de bu ma fa dugalee moom dinaa ci yàgg
parce que dama ko prévoir woon indi jotaay bii di ñëw. soo bëggee nag ma tontu ko léegi. soo bëggee nag ma bàyyi ko boobu jotaay bii di ñëw bu leen ci gënal rek. bu leen ci gënal nit ci tamit loolu moom moo leen jaaxal au fait. le fait que dañ ne procès bi jeexagul ba pare ñu dem révoquer ko ci ay. ñaari mbir moo ci am bi ci jiitu mooy procédure bi jeexagul effectivement parce que démb ci altine ji avocat ñi ñu ko naan ñëpp dem nañ cour suprême def pourvoi. attewaat mbir mi jeexagul avant loolu di ji am ñu jël benn décision révoqué maanaam yóbbu fa délégation spéciale fa la nga xam moom mooy mairie de Dakar révocation boobu mi ngi am ci moment boo xam ne la procédure n'est pas encore définitive mu am ñaari coow nag ci côté juriste yi am na juriste yoo xam ne dañ ne dogal bi président de la république jël décret révoqué le maire de Dakar Khalifa Sall ñoom ñu ne c'est illégal parce que la procédure n'est pas encore définitive parce que mbir mi jeexagul loolu mooy position yenn juriste yi yeneen juriste yi ne dogal bi président de la république jël dëppoon ak yoon parce que code des collectivités locales moom moo ko consacré moom mooy wax ne président de la république am na dogal boobu noonu mais atte leen ñoom ñaar lu yomb la position bu njëkk groupe bu njëkk bi li ñu wax dëgg la président de la république amul woon jël droit jël dogal boobu lu dul procédure bi jeex parce que procédure bi jeexul li mu def day violer présomption d'innocence waaw léegi bu ñu demee cour suprême seetal Khalifa Sall nag nan la ñuy def bu ñu demee cour suprême du révoqué nañ ko tegg ko mairie de Dakar parce que nee nañ ko cour d'appel condamné la te am na beneen pourvoi bu war a dem léegi bu ñu demee cour suprême ne si Khalifa Sall ñi nga àndal seetal nañ la nag nan la ñuy def léegi est-ce que tamit du cour dañoo préparé pour cour d'appel bañ ko seetal loolu kese lay tekki ça veut dire que nguur gi ñoom wóolu nañ seen bopp ne bu ñu demee cour suprême dañ fay am dogal te loolu nag li muy tekki mooy instrumentalisation de la justice ak dugal bi nga xam ne président de la république daf ciy dugal loxo loolu kese lay tekki procédure bi jeexagul mën nañ dem cour suprême mu seetal Khalifa ça veut dire que yow wóolu nga sa bopp ko bu ñu demee cour suprême lu nga bëgg moo fay am kenn mënu ko bañ. et puis est-ce que bëgguñu def délégation spéciale. mais pourquoi pas anarchie maire yëpp ce sont des choses qui sont lu tax moom actuellement moom mooy yëg pour un mois rek la mën a yëg bu un mois yi jeexee après ci la te délégation spéciale mairie bi day am conséquence juridique bi mooy il faut normalement un délai de 45 jours boo xam ne c'est le revient maintenant au préfet plutôt de rendre exécutoire le budget. À défaut de ça lan la ñu war a def fu mu toll nii mooy on doit procéder à l'élection d'un nouveau maire. Mais pendant un mois l'adjoint au maire moom mooy gérer mairie bi. Justement bu ñu paree ñu defaat élection maire. Mais dans tous les cas ni action bi demee comme li ma waxoon sànq muy wax la mooy yëf yi dañu waroon xaar normalement bu Cour suprême vider contentieux bi ñu doog am xam ban attitude la ñuy def mais révoquer un maire alors que le dossier il y a un dossier pendant en justice comme li nga wax la présomption d'innocence je crois que vraiment c'est un peu waaw loolu moom xaw a doy waar daal li muy tekki moom dafa yaakaar naa ni dafa leer naa ñëw kenn moo tax kenn mënul bañ ne dossier bi politique daf ci rax déjà niñ ko accéléré rek alors que am na yeneen dossiers yu tegoon ci table bi ba affaire Bassirou Faye maa ngi ko fi wax te dama ciy insister Sidi Mouhamed Bougaleb depuis juin 2016 bañ ko condamné ba léegi attewaatuñ ko te bëri na ci ay morom Sidi Mouhamed Bougaleb bi nekk camp pénal def morom de am na ci yeneen prison yoo xam boo demee am na ñoo xam ne ba ñu defee appel ëpp na 5 ans ñii 10 ans ba léegi attewaatuñ leen plus de 4000 détenus yoo xamante ne def nañ appel te attewaatuñ leen fu ñu ko teg est-ce que soo def par exemple ñu condamné la 10 ans nga defaat appel nga tëdd 10 ans yi da ngay génn wala da ngay xaaraat appel boobu. bu fekkente ne atteeguñ la ci appel bi. non da ngay des prison. bu nekkoon nga nekkoon prison bu fekkoon nga nekkoon prison. yaa ngi da nga fay des ba keroog atte bi ba keroog ñu lay attewaat. loolu tax ñoom Khalifa Sall génnuñu mais bu fekkoon nga nekk en liberté boo defee recours day suspendre kii bi comme kaaw ñi nga xam ne ñoom lañ bàyyi woon bu yàgg ñoom Fatou Traoré ak ñu mel. prison par exemple ñu tëj la 10 ans nga def recours. fa ngay des nga purger 10 ans yëpp da ngay toogaat ba ñu àtte la pour nga génnaat. non bu fekkente ni 10 ans yi jotoon nga ko tëdd ba mu jeex. ñu tëj la 10 ans non da ngay génn. dans ce cas da ngay génn. d'accord doo xaaraat mais bu doon 10 ans yi tëddagoo ko da nga koy tëdd ba mu jeex ñu àttewaat la nga xaar fa recours bi ñu soog la kii mais bu dee yow 10 ans nga jot a tëdd pile ñu tëj la 10 ans pile sur le champ da ngay génn. même bu procureur dafay appel sax da ngay génn. nga génn bàyyi fa appel ba rek. waaw parce que yaa ngi wax fi benn jour nga ne des fois procureur ñu yóbbu fa benn dossier mu ñëw ñu laajte diw nga ne génn na bu yàgg day fekk. effectivement loolu day am mooy ñi nga xam ne dañ leen di may grâce alors que waruñu ko woon am. wala ñi ñuy may libération conditionnelle alors que fekkul dossier bi jeex. ñu jaar ci beneen dossier. balaa temps bi dañoo xaj. non boobu de moo doon dossier bu mujj bi. ah d'accord kon ay bu ngeen ma bàyyi ma dugg ci prison yi te xam naa ne bu ma fa duggee tey moom ay non loolu mooy actualité. li may wax mooy. waaw xanaa comme ni ñu ko waxee sax nañ ne dossier bi dossier buur gi la
dossier politique la looloo tax Khalifa Sall tey bi ba tey ji mu des ci loxo yoon looloo tax tam tey ji ñuy muñ loo waa këram di muñ loo ñu topp ci moom di muñ loo tam ñu sës ci moom man vraiment Traoré tamit daf ma xaw a dépassé parce que mënuma concevoir ñu libéré la nga dem après ñu ñëwaat jugé waat la ñu ne tëjaan lañ la 5 ans parce que lan lañ la dolli ak Khalifa Sall également ñaari délit yi ñu ko dolli laat est-ce que li tax dolli waxuñu ko woon au début je sais pas mais parce que boo xoolee Khalifa Sall ñetti délit lañ ko tëjee escroquerie portant sur des deniers publics faux et usage de faux dans un document administratif ak faux et usage de faux en écriture de commerce li ko yoon di xam nga loolu sax c'est un peu technique mais ci pour leeral li ko yoon di toppee dafa dañ ko ni xam nañ ne defaroo facture fausse facture yi ñuy wax 110 fausse facture mais le fait que mu signé ko lu foofu la coow li nekk ñi defar facture yi ñooñu tëjoon nañ leen mooy ñeneen ñaar ñi ma fi tuddoon sànq mais Khalifa Sall li ñu ko responsabilité am ci mbir mooy le fait que mu signé 110 fausses factures yi nga xam ne moom moo permettre ñu doon retirer ci trésor public 30 millions durant la période incriminée c'est-à-dire entre 2011 ak 2015 bu dee Fatou Traoré nag yoon nee na ko xam nañ ni du yow yaa defar facture xam nañ ni du yow yaa signé facture waaye le fait que nga jël cachet ak GIE bi ak yu mel noonu dem jox ko ñi defar facture bi loolu la ko yoon tegee ay daan ba tax na kon ñu déclaré ko coupable li nga xamante moom mooy escroquerie portant sur des deniers publics yokkal ko juróomi at yoo xam ne daf ko war a yoon leen daf ko war a tëdd comme ni Thioro doon wax rek naam bi ñu juddoo léegi yàggul waaye lu mu gàtt xam na ni Mamadou Diop bi mu fi nekkee ànd ak PS kenn waxu ko dara Pape Diop bi mu fi nekkee ànd ak Ablaye Wade kenn waxu ko dara kon Khalifa Sall dafa àndul ak président moo tax ñu koy sonal loolu doxalul Sénégal loolu doxalul àndoog man dama lay sonal boo àndeek man ma làq la ñaata personne ñoo fi jóge dem làqatu ci ginnaaw Macky Sall te def fi lu gën a doon pire que li Khalifa Sall def nan teg rang yi réew mi mu jub daal teew même balaa ngay ñëw Mbaye li mu wax léegi dama ciy taxaw ndaxte am na benn article bu Walf Quotidien defoon temps yële sax pour di wax ne fii Sénégal la transhumance est un vaccin contre les poursuites judiciaires maanaam fii boo transhumé jafe-jafe bi nga amoon ak yoon yëpp dañ koy kii bàyyi ma limal la ay dossiers ñoo xamante ne dañ leen doon topp ñu transhumé dossier bi setal leen bëri nañ fi bu ñu leen di tudd duñ fi jeex Amadou Kane Diallo ci la bokk Bayla woon ci la bokk ak yeneen yu bëri yoo xam bu ma ko doon cité mardi bii di ñëw ci heure bi fii la may fekk dañu amoon dossier ak yoon ba ñu transhumé la leen yoon setal loolu lan lay nuru ak yeneen yoo xamante ni kenn mënu ko wax kenn mënul wax li may je suis inquiet si dossier bi xam nga lu ma jaaxal si dossier Khalifa Sall waaye comme que tudd nga ko mu ngi xam nga lu ma jaaxal si dossier Khalifa Sall bi normalement suy am ordonnance dépense le préfet day jot su gisee loo xam ne wóorul si ordonnance exécution gestion municipale day def amende moom fan la nekkoon le préfet bi nekkoon ak période boobu fan la nekkoon le receveur moom tamit il a une responsabilité parce que s'il voit que lii dafa lëndëm il signe sur réserve pour dire que il retourne ça au maire pour lui dire que lii c'est pas clair mais le fait qu'il autorise eux aussi ils devaient être entendus waaw parce que xam nga boo xoolee ñaari percepteur receveur percepteur muy Ibrahima Touré ak Mamadou Oumar Bokum ñoom ñaar ñëpp ci dossier bi lañu bokkoon mais ñoom dañu leen atte setal leen loolu xaw a tey xel parce que ci ñoom ñaar ñi ñu setal kenn ki affaire la bokk waaw donc day tey xel quoi ñi bokk féete nguur gi ñu setal leen innocenté leen ñeneen ñi fi nekk opposition ñu daal di leen tëj ñun ñëpp loolu dafa xaw a tey xel quoi waññaar naa sa loxo waññaar naa seen loxo def lu ma neex te doo leen wax mooy lii moom mooy li nga xamante ne vraiment c'est une constance boo xamante ni non affaire Karim Wade dama koy bàyyi ba jotaay bii di ñëw ma boole ko li nga xamante ne moom ak yeneen prison yi nga xamante ne yeneen yi nekk suñu waaw donc duñ def lu dul daal di yemale waxtaan bi foofu bon mbirum Khalifa Sall tamit pour tëj am na yeneen perspective yoo xam ne moom la ñuy xaar maanaam pourvoi bi ñu def am na ay yeneen conséquences yu ci mën a xew amati nga ci yaakaaram non fi ñu toll nii kañ moom li président de la république bëgg mooy am cour suprême loolu moom juridiction yëpp parce que ay homme de confiance am la fa teg il a ses pions dans la magistrature loolu moom maa ko wax di ko assumer waaw léegi nag tàggatool Mbaye Cheikh mi ngi may waaj mën na def comme ñëw ci affaire Luc Nicolaï xam nga mën na ñëw bañ demee ci dossier Karim Wade confirmé mbir mu jeex mais affaire Luc Nicolaï bañ ñëwee cour suprême confirmé wu dafa casser décision bi ne nañ ko attewaat affaire Khalifa Sall nag cour suprême mën na casser décision bi ne na ko beneen cour d'appel attewaat bu dul bu Ndakaaru bi ko attewaat tout comme mën na ñëw rek mu confirmé yemale fa mbiri d'accord Pape tàggatool waaw kon du fa laay yem rek di joxe dig daje yeneen jotaay yi di ñëw ñu yeggale mbir mi ñi nga xamante ne ñi ngi laaj ñu def tem ci ramas tam dinañ ci ñëw bu baax a baax parce que ramas yi temps yi non seulement taxar naa na mais dafa bëri ay jalgati yu am ci ramas
moo tax dinañ jotaay yi di ñëw dinañ ci tem interpeller bu baax a baax ñi koy def pour que ñu arrêté ko parce que y a trop de d'abus et de dérives yoo xamante ne dañ koy noté ci li nga xamante ne moom mooy ramasser